أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم mbokk yéen ñi nga xam ne yéen a ngi ñuy topp ci seen rubrique xew-xewu jamono ñu ngi nuyu sénégalais yi fu ñu mën a nekk moo xam sénégalais yi nekk ci biir réew mi wala ci bitim réew di nuyu kilifa diine yi ak kilifa aada yi tey nag xew-xew bi du gudd waaye dafa am information bu ñu dab ñu fas yéene cee joxe sunu xalaat parce que ñun dañoo gëm ni réew mi Sénégal bu ñu amul taxawaay am na ñu ñuy tuddee ay intellectuel dinañ dugal réew mi ci guuta te réew mi bu duggee ci guuta ñun ñëpp bu boobaa dañ ciy am responsabilité te lii tax nag réew mi du dugg ci guuta mooy boo gisee loo xam ne jaaduwul ci pénc mi nga teel a àddu ni lii jaaduwul li tubaab di wax alerte rawatina nag ku ñuy tuddee nitug diine waaw ñëpp a war a def alerte waaye ñi ñuy tuddee nitu diine ñoo ci war a jiitu dafa am benn article bu ñu gis tey ñu koy wax ci journal Le Quotidien ngeen xam ni journal bi ñun ñëpp xam nañ ko moom di Madiambal Diagne bokk ci journaliste yi nekk fii ci Sénégal ñu ràññee ko lool ci métier mi muy def mu am lum ci titre loo xam ni képp kuy ab jullit laa waxuma murit mais képp kuy ab jullit te nekk fii ci réew mi wala même bu fekkee nekkoo ab jullit sax ngay ab sénégalais war na laa naqari lan la wax ci journal bi daf ko def à la une mu ni Touba Mbacké l'axe du mal mbokk yi loolu wax ju ñaaw la joo xam ni kenn waru ko bàyyi noonu mu jàll parce que Madiambal Diagne du c'est la première fois muy wax ci lu mel noonu ci Touba te man li ma gëm Touba du affaire mouridisme encore une fois parce que Cheikh Ahmad Bamba li ko taxoon a jóg mooy sauver peuple am te bind na ko Serigne Touba wax na ni man Serigne Touba li taxoon tubaab yi ma jàppanteeg tubaab yi ba ñu génne ma réew mi sabab bi lenn rek la mooy an akuna shafi'an lil qawmi dama demoon pour sauver sama peuple te ku ni Touba wax Cheikh Ahmadou Bamba kon képp koo xam ni gëm nga ni Serigne Touba dafa demoon pour sauver la yow bi la tubaab bi bëggee not bu dee as gor nga war nga cee wax parce que Touba tey ni mu mel ci àdduna bi nga xam ni biñ ko sosee yàggul Touba yàggul matul sax bu matul ñaar téeméeri at waaye li fay mokkal alquran tey ci Sénégal mën nañ ni li ci ëpp Touba lay génne man mi di ko wax damaa dem ba Touba visiter daara ya fa nekk xam la fa xew li ma bëgg a wax rek pour résumer mooy Madiambal Diagne dafa bokk ci intellectuel yi nga xam ni ñoom bu ñu sañoon ak sëriñ day jeex ci réew mi te réew mi ak sëriñ mënu fee jeex parce que réew mi li fi ak ab sëriñ def kenn defu ko fi bu dee coronavirus bi tax ngay wax coronavirus bi mu xewee sëñ Mountakha bokk na ci ñi njëkk a yëkkati 200 millions teg ko ci taabal ji mais Madiambal waxal ci loolu mais ku bëgg a profité ci contexte bii ñu nekk pour di ci xeex l'islam wala nga ciy xeex ay nitu l'islam réew mi ñoo ko wër te nangu parce que réew mi nag république la ñun ñëpp a ko bokk kenn ëppale wu fi kenn te li Madiambal wax tey bu ko waxoon ci président de la république ñu jàpp ko parce que ku fi xas Macky Sall ñu jàpp la ku fi xas ay institution yoo xam ni dafa bokk ci réew mi ñu jàpp la pourquoi bu ko waxee ci Touba ñu war ko bàyyi këram kon man li may proposer pour wax mu gudd mu gàtt Madiambal Diagne dañ ko war a porter plainte mu dem tuub article am boobu parce que dafa yomb boo attaqué yenn këru diine yi ñu ni yaa ngi jéggalu mu jeex mbokk yi coronavirus bi kenn waxul ni nekkul Touba coronavirus bi ma nga màkk ga yonent bi tëdd ma nga mbooleem ci réewi arab yi réewi jullit ñi am na fa
te nekkul Touba rek Tivaouane tey dégg ngeen ñu ne am na benn cas kon affaire boobu il faut ñu bañ ci profito di ci attaquer ay confréries encore une fois man loolu laay wax te loolu képp kuy ab sénégalais waxuma tijaan waxuma murit sénégalais laa wax waroo koo seetaan parce que réew mi dañu am chance bu rëy rëy mooy ñu am cohabitation bu rafet ci wàllu diine te loolu waruñoo nangu ay intellectuels yoo xam ni jànguñu histoire réew mi dañ leen a defal lavage de cerveau ñu génnee ci yenn université tubaab yi ñëw ñu ci bëree bëri ay franc-maçon ñu nekk ci seen ginnaaw je pose bien mes mots man li may wax xam naa ko te man ci réew mi laa dëkk ñuy attaqué ay confréries loolu tijaan yi waruñu cee noppi xaadir yi waruñu cee noppi laayeen yi waruñu cee noppi église bi sax waru cee noppi parce que réew mi li ma gëm mooy bu lu bon fu mu am ñëpp a war a jug taxaw dénoncé ko ni lii baaxul lu baax fu ñu ko gis ñëpp jug taxaw ni lii baax na loolu rek mooy l'islam mbokk yi l'islam du affaire parparloo du affaire kii mooy sama tarixa man taalibe Cheikhu Tidiane la loolu laa bëgg a nekk te ba may faatu loolu laay ñaan yàlla dee ci tarixa Cheikh Ahmed Tidiane mais man dafa am lu ma gëm te kenn mënu koo dindi ci sama bopp mooy Cheikh Ahmadou Bamba dafa ñëwoon pour libérer nit ku ñuul loolu ça n'a rien à voir ak affaire tarixa bokk ci ñi xeex ak tubaab bi ba tubaab bi amul ndam ci Afrique te loolu képp kuy as gor di ab jullit war nga koo seede li may wax nag pour daaneel mooy Madiambal Diagne dañ ko war a porter plainte dafa yomb ngay xëy di attaquer ay confréries ñu soow ko nii ci réseaux sociaux yi bàyyi dama wax ni jullit ñi waxuma murit yi de ñoo war a jóg teg pression procureur mu woo ko laaj ko article am boobu lu tax mu titré ko noonu parce que moo ko tey dégg na tubaab l'axe du mal mënoon na ko titré neneen te réew mi bu ñu dofloo ak bëgg lu neex ab minorité ba sunu confréries yi ñu am fii ci réew mi ñu ñàkkal leen fayda kilifteef dina jóg ci réew mi te réew mi bis bu fi kilifteef jógee réew mi tàkk man li may wax xam naa ko dund naa ci monde arabe naar yi tey li tax ñuy reyante di fitalante mooy kilifteef moo fa amatul te am na ñoo xam ne ñu ngi taxaw temm pour ñàkk kilifteef bañatee am ci réew mi te tey Sénégal nañu waxante dëgg lu fi waay mën a wax bu dee ab tijaan nga boo jàppee dara sab sëriñ bu la nee bàyyil nga bàyyi ko bu dee murit nga boo jàppee dara bu la xalifa bi ne bàyyil nga bàyyi ko bu dee laayeen bi noonu bu dee église bi noonu loolu nag dafa nekk loo xam ne patrimoine la pour Sénégal dañ ko war a préserver te certains intellectuels yi nga xam ne sëriñ si dañ leen di déranger bu yeboo ngeen génn réew mi sëriñ ak sëriñ du ab sëriñ du jeex ci réew sëriñ mënul jóg ci réew mi parce que sëriñ fi li fi seen maam yi def xoola kenn mënu ko effacer mais daal li may wax pour résumer pour daaneel mooy Madiambal Diagne pourtant sëñ Mountakha joxe na 200 millions lu tax waxoo ci te affaire coronavirus bi buñ ci dugal affaire singli buñ ko ci dugalee ñun ñëppay échec te buñ échecgee ñun ñëpp xoola ñëppay deewandoo nañ ci dugal ak nite bu fekkee ni Touba ba mu fa duggee Touba ca kanam dañoo jóg taxaw def ay effort xeex ko ba affaire bi wàññeeku kon buñ ne duggaat na fa nañ continuer lancer boobu rek mais di bàyyi ay journalistes yi ñu ciy profito di ci régler ay compte di xeexaale l'islam di xeexaale ay confréries yi loolu mën na cee ñàkk bu ci kenn profito di xeex l'islam nañ waxante dëgg parce que l'islam moom ku ko bëgg a xeex yow yaay xola yow mi koy xeex yow yaay mujj weeru parce que l'islam diine la joo xam ni kenn mënatu koo arrêté tey yéen tubaab bi yéen a wax ni il faut pas arrêter la mer avec ses bras te mbokk yi ku xeex Touba yaa ngi xeex l'islam de parce que Touba ndamal l'islam la man loolu laa gëm man li may wax man la engagé waxuma pour keneen mais man li may wax nii loolu laa gëm Touba ndamal l'islam la parce que tey bu ñu demee ba ay chaînes yu mag ci àdduna bi ay BBC France 24 ñëw di ci def ay reportage di wane Cheikh Ahmadou Bamba histoire am ak tubaab yi yow ngay nit ku ñuul bu dee ab jullit nga war nga cee kontaan kon xoola Madiambal Diagne nañ ko porter plainte man loolu laay proposé jullit ñëpp signé ñu yóbbu ko ci yoon procureur woo ko li mu wax fan la ko teg ci état de droit lañ ne bu kenn utiliser violence nañ ko porter plainte loolu laa gëm in uridu illa al islah wa ma tawfiqiya illa billah wa axiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin
wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu